ci ay officier fukk ak ñaar ci ay woto yu nga xam ne ni pelle mécanique la grue ak nag wàllu yeneen xeetu oto fukk ak juróom ci ay électropompe ak nag yenn ci ay jumtukaay jot nañu leen fa wàcc pàcc bu njëkk bi nag lu toll ci 188 millimètres cube jotoon nañu ko évacuer ba noppi waaye jàppale ni te liggéey ba dafa wëy ndax nag yokk nañu jumtukaayet dooli nañu si ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ci ay éléments juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeent ci ay moto pompe électropompe loolee nag plan Orsec bi ba ñu demee ba sa cëppaandaw ga gis nañu ndox mi bari woon na lool ba saboon sax ñu coupé Senelec bu Hann cité Bellevue parc Hann zone de captage ndox mi nam fa bare woon jumtukaay yooyu ñu def nag tax na ñu ngàcc lu mu gàtt 1 million ñu tegal ñeent téeméeri junni ci ay mètre cube ci ndox nee nañu nag liggéey ba dafay wëy lëkkaloo gi dafay dox ci diggante brigade sapeur pompier yi ONAS DPGI DPGI ak nag l'armée bi ngir nag ndox mi ñu daal di ko fay jëlee. bi ñu desee ba tey ci mbënd mi juróomi fan gannaaw naka taw mu mujj mi nga xam ne andi woon ay gàllankoor sa cité zone de captage foofee ba ñu fi delluwaatee la ñu fa gis daal moo di ndox maa nga tàggatéem ba léegi bari na ci ay kër yu nga xam ne nii seen i borom dañu leen génne ndax nag ndox maa ko nangu ba léegi li ñu yàqule daal boo koy xayma jigéen na 20 millions suñuy koppar ñu ànd Seex Yunusa Balde. zone de captage fu sori ngay dégg riiru moto pompe yuy ngàcc ndox mi. ni racole yi mel ci tali principal buy dugg ci quartier ba di wone ampleur dégâts yi tukkee ci taw bu métti bu amoon aljuma bi passé. jafe-jafe bi mooy problème mu ndox mi sonal ñu lool ba ci kanamu yàlla. ay kër yu fees ndox te borom yi abandonné leen. kër gi kay boromam nekkatu fi gis nga boromam génn na parce que amatul bu mu def xamul li mu war a def. dem na nekk ci zone de captage taw yi def na fa ay dégâts yu important rawatina ci entreprise bi yëngu ci wàllum communication. liñ si ñàkk moom bare na trop parce que sunu machine yëpp moo jël ndox te yenn machines yi électronique la. enfin ñu ngi jéem a xool nag ay techniciens pour jéem a xool lu ñu si mën sauver mais instant yi moom amuñ tuñ si yaakaar daal. bon lu mu tuuti moom dina mën 20 millions quoi su ko ëppulee waaye parce que ñun sunu machines yi ay 4 millions 5 millions lay jar. juróomi fan ginnaaw taw bu métti bu amoon ndakaaru askanu zone de captage wuy di dund ci ay jafe-jafe yu métti. yëpp a yàqu foo ko ab nag weesu na fa. vraiment sonn nañ ci trop. tey jii nii saa kenn ku nekk di def mëninam ngir defaraat këram ñuy ñaan yàlla rek taw bi bañ a wàccaat. ay ca mu ngoog El Hadj lu toll ci 1,4 million mètres cubes dindi nañ ko ci ab ndox terewul boo doxantoo ba sa zone de captage ba léegi ndox maa nga fa tàgga tembe wute banlieue bi tamit gis nañ ni ndoxum daaw ma ba léegi mi ngi fa. li ma jàpp dafay confirmer li yenn technicien wax rek ni fi Dakar ndekkee am na période boo xam bu ñu fa yeggee suuf si li mën a naan na ko ba màndi. impérativement ndox mi day génnewaat ci suuf parce que bu tawee 20% rek la mën a màndi la mën a naan comme ni ko expert bi waxee Aline Diouk. Aline Badara Diouk. 20% rek la mën a naan les 80% yi day daw yenn fan jëm faneen te ku nekk xam nga ni fi nga xam ni palaasu ndox la bu nawet jotee bu suuf si màndee waxatuñu naan mais day génne ndox. léegi kon loolu mooy liy sabab ndox mi di génnewaat ci suuf ci yenn ci dëkkuwaay yi nga xam boo ko ŋàccee nga xëy suba gis mu amaat ndox kon xam nga ni fi nga dëkk place ndox la dafay delluwaat ci cosaan ba rek ca ba ñu koy lotissé ba fa techniciens yi di xool di wax ni mën nañu faa dëkk ci plan de masse ba nga xam ne dañoo war na la cay réalité lotissement yi ñu war na la cay réalité ndax seen intérêt bopp moo tax Sénégalais yi di souffrir Dakar xam nañu ni presqu'île la ni ñu ko bëgg a dëkkee xel mënu koo nangu tey benn dex yi fi des a kës néew diggu mbaaw gi continuer tul te ku ne xam nga ni dex day topp cëslaayam ba egg géej bu demee ba amatul ndox du tee ndox mi dellu soit moom la ñuy wax xulub yooyu nag xulub dafa bari Dakar xulub nag boo fa sëkkee suuf ak mbalit bu nawet ñëwee ndoxam day génnaat man kay li may tiit ñu ngi fàttaliku première inondation bu 2012 am na yenn ci ay parties ci Ouest Foire oto day daw ba yàgg mu bëtëx ci biir suuf si yooyu lay tiit mu dem ba mujj bu inondation amatin nit ñi disparaître ci suuf c'est fort possible ndax suuf su nooy ba war na oto xamoo lu fa nekkoon bu njëkk ba tax oto bi jaar fa suuf si war na ko ndax nooy gi mu nooy yooyu daf ma ta bàyyi xel ci wàllu sécurité ñii ñu ngi def seen kamt lay kantan mais li ñuy ñàkk ci xaalis chaque année bu ñu déclenché plan bu Orsec mais am na feneen fu mu xaj yaa xëy ci mu laa ne Dakar dong du dëkk waaye nañ jéem a trouver solution Abdoulaye Wade amoon na fi yéene tabax benn ville bi Macky Sall ñëwee mu jële ko fi yóbbu ville ba jam ñaajo ñu foog ni xëy na daañu ko doxalee nun nit ñi daañu wàññeekoo Dakar
mais bu ñu jëmbatee benn immeuble Diamniadio ba jëmbat fukk Dakar mais fu nit ñuy génnee Dakar dem Diamniadio wala ñu dem côté Diamniadio. donc aménagement bi ci la bokk. c'est paradoxal aménagement bi la. mais aménagement du territoire ak la ngay dagg ak ñu ngi koy jox xam nga malheureusement mënoo dellu ginnaaw tey am na ci yenn réew yoo xamee ni lii bu amee ñu xam ne bërëb sàngam dafa am jafe-jafe boo xamee ni bu tawee dañ naan 120-130 millimètres mais bu tawee 10 millimètres sax mu inondé tout simplement parce que ni ko Mansour bi waxee zone ndox la effort am na démb dem naa zone de captage am na ci boo doon dugg ndox ma ca station ba la tàmbale woon wàññeeku na ça veut dire que am na ay efforts yu ñuy def mais il reste que zone de captage la lu ko tax a jóg mooy capter ndox mi après ñu wàññi ko dindi ko yóbbu ko utiliser ko ci leneen pas pour dem tuuri ko géej mais 1,4 million millimètres wala plutôt mètre cube bu ndox mais maa mbay 1,4 million yooyu am na tey ñu nekk ci àll bi ñoo xam ne soxla nañ ndox moom pour seen i garab de ak seen ak lépp lu jëm ci wàllu agriculture ba ci sax lu ñuy woowee jardinage bi di ay ñiy nekk ci di yore seen i potager seen i biir kër ak yooyu est-ce que dañu war a jël 1,4 million mètres cubes yooyu sotti ji ko ca géej ga dootul amati utilité donc il faut nécessairement ñu tëggaat xoolaat bu baax ni ñuy doxalee ci lu jëm ci wàll woowu mais malheureusement comme mënuñu jëlee nit ñi ci bërëb yi ñu dëkk fi ñu toll nii te boo xoolee sànq yaa ngi may laaj da nga dajeek lébu mu ne la est-ce que gis nga kenn ci ay mboolu lébu boo xamee ni day génn. benn expert mu ni Zik FM la dégg xibaar bi 1,4 million mètres cubes d'eau mu ni boo ko xoolee équivalence su bassin bu am 250 mètres longueur 186 mètres largeur rempli par 30 mètres hauteur ci kaw. quel gâchis. manque à gagner te xaw ma woon sax ne lii bind nañ ci yow la ko déggee mais expert la jàngat na ko pour. 1,4 million mètres cubes ndox. mais ça devrait pouvoir servir à autre chose. ah ouais. malheureusement configuration Dakar waaye tamit assainissement bu yàgg bu Dakar donte am na ay efforts yoo xam ne ñu ngi koy def di maanaam Dakaru démb ak Dakaru tey moo dul benn Mansour yaa ngi wax ci ay suuf suy gasu mais demal dans certaines zones je prends l'exemple des cités Damel da ngay gis ko ñëw tabax këram immeuble ci wetam mu sànni fi ay gravat ndox mi bi mu rombee da ngay gis ndox mi jël benn ubbi benn sentier boo xamee ni lépp suuf sa nekkoon génn xeer yi ca nekkoon génn oto mënu fa jaar ndax oto xajul sax foofu mënutu fa romb tout simplement parce que dafa gasu est-ce que yoonu ONAS a ngi ci est-ce que yoonu ministère de l'Intérieur ngi ci est-ce que yoonu ministère de l'eau et de l'assainissement mu ngi ci non ba ñuy tabax di defar yooyu la cité ngay gis ni boolewuñu ci ñeen ci war a boole dès le début ba nga xamee ni dañ xam ndax fii mën nañ fee tabax buñ fiy tabax kër yi nan la war a toll ñaata kër la war a doon gis nga nouvelle configuration dans l'urbanisation partout dans le monde nit ñi dañ koy xool xam nga am na ay jamono yaa ngi fàttaliku je pense c'est le président Abdoulaye Wade qui disait que nañu fexe ba yenn ci ay kër yi nuróole couleur ci yi jëm ci yenn zones yi nuróole dayoo ñu ne R+2 la waaye yëpp daanaka nuróole ay couleur tout simplement ndax dafay taaral dëkk mais du yem ci lool dañu war a seet fan la ñu war a tabax ak fan la ñu war a tey yóbbu ay nit yoo xamee ni fi ñu nekk fi ñu toll ni mëntuñ fa toog zone de captage quel que soit alpha chaque année bu tawee il y aura toujours des désagréments quel que soit bu ñu écrété bassin beeg bu ñu génnee ndox meeg yëpp du tey dina am des désagréments ndax zone bee demee noonu nga ñëw ñu ne la fii Wakhinane ngay Wakhinane ndax phréatique bi jege na ndox maa ngi fa ba léegi y a des efforts qui sont faits mais il faut nécessairement que nag nguur benn moment mu jël ay responsabilités ne ni yéen ñëpp dindi naa quartier sangam lëmb dem naan yóbbu leen feneen lan mooy doon jaxaay parce que dafa amoon zone boo xam ne dafa amoon jafe-jafe ñu déloger ña fa nekkoon yëpp yóbbu leen ci fu ñuy woowee jaxaay defaral leen cité bu bees mais il faut aller vers ça. lu am solo la ñu waxtaanee kon Mamadou Fofana daggum garab yi sa diwaanu Casamance rawatina Kolda dafa mel ni kon tàmbali naa dellu ginnaaw ndax nag def nañu si ay jéego yu bari infraction yi ñu daan faral di gis ñu ngi ko fay gëj di gis inspecteur régional bu Eaux et Forêts moo xamle lu ni mel mu ngi yëkkati yooyu kàddu gannaaw nag ba ñu doon jëmmaal bëccëg bi ñu jagleel daggum garab gi colonel Mamadou Goudiaby bëccëg bi ñu jagleel garab gi colonel Mamadou Goudiaby ay leeral ñu teewlu ko Alioune Badara Sonko.
xam nañ ne depuis les années 2016 à nos jours dafa am lu nga xamante ne loolu la ñuy trafic nit ñi dañuy dagg garab yi di ko yóbbu ci beneen réew alors dagg boobu ñu ngi ciblé woon li garab bu ñuy wax wen xay lenke bi dimbi ak garab lawbe bi nga xam ne moom la gi alors phénomène boobu nag mu metti lool ci àll bi mais gis nañ ne que boo jëlee statistiques yi maanaam suñu ñi ñuy jàpp di yóbbu di tëj di yóbbu di fay amaan gis nañ que depuis 2020 ba léegi wàññeeku na lool donc vraiment ñu ngi sant ñëpp parce que état bi en premier parce que jox nañu jumtukaay bi yokk nañu suñu personnel bi yokk nañu xale yi nga xamante ne ñoo dëkk ci gox yi ci programme xëy ndaw yi jox ñu leen ñooñu ñu xam ne que li ñuy sàmm fii pour ñoom parce que ñoom ñooy xale yi ëllëg donc ñu am yaakaar loon que lii phénomène bi ni muy dox nii du yàgg fii quelques années dina mën nañu wax ne xeex bi porté na ses fruits. waaw xam nga xeex lu jëm ci wàllum daggum garab dafa war ku ci nekk benn dugal ci loxoom ñaareel ba ñu am ci taxawaay bu mat sëkk am ci fulla am ci fayda encourager également nit ñi ñu gën a jëmbat garab xam nga lu tax parce que défi yi ak enjeu surtout ci li nga xamante ne nii moo jëm ci wàllum changement climatique défi ak enjeu yi nga xam ne moo jëm sur le plan environnemental défi ak enjeu yi nga xamante ne nii moom moo am sur le plan écologique loolu dafa nekk loo xamante ne nii lu ñu war a bàyyi xel parce que daggum garab économiquement dañuy perte ay ñetti nit lay dundal bu leen dundalee seeni poos lay dem mu indi ay désagrément ci askan wi fu ñuy waxee changement climatique ñu war a soxla garab goo xamante ne nii bu tàngee ba tàng moo ñuy mën a dimbali au moins tey lu jëm ci li nga xam ne moom mooy produire chaleur ak lépp ñu war ko mën a atténuer de telle sorte que askan wi du ñu yëg tàngoor bi loolu boo ko deful diggoor ay garab mais da ngay ressentir de plein fouet li nga xam te ne nii moo jëm ci wàllum changement climatique yi beneen bi sur le plan ci li nga xam te ne nii mooy jàmm gi parce que tamit bu fekkee ne dañuy dagg ay garab ngeen bëgg a nekk tout le temps di dóor dàqe li muy indi mooy tey li nga xam te ne nii gis nañ ko ca Boffa Bayotte ak feneen ca Casamance la nga xam te ne nii mi ngi fa am te or tey dëkk yi ñu ngi jéem a réajusté wu di jéem a xool ak lu jëm ci wàllum changement climatique ni ñu mën a def ba tax seen askan dinañ mën a dund goo xam te ne nii kat au moins du leen sonal. donc loolu tax na lépp boo ko dajalee ci ñett yooyu sur le plan économique sur le plan environnemental même ci jëm ci wàllum écologie loolu dafa am solo pour xeex bi ku ci nekk waruñu ko bàyyi waa eaux et forêts kese. askan wi ku ci nekk da nga ci war a dugal sa loxo parce que loolu yi day jur sa jàmm yaram aussi. voilà daggum garab ba si réewu dendandoo yi sax mën nañ muy Gambie ak yeneen réew yi ñoom si boppam il faut ñu bokk ci xeex bi parce que nag yenn saa ñoom mi dañ leen si tuumaale élage affaire bi business la boo xam ne kilifa yi ñooñu ko gën a xam kilifa yi gouvernement bu Sénégal ñooñu ko gën a xam usines yi nga xamante ni bii ñooy dagg garab yi wala ñuy jënd garab yi ñu dagg ci càcc Gambie la ñu installé wu am na ci réseaux sociaux yi ñoo xam ne ay pages yu fiable la ñu am yu ko filmer partagé ko fépp wala ñu posté ko am na ay personnalités yu ci wax ba tàyyi ci indien ak chinois yi installé Gambie di jënd bépp bant bu ñu leen jaay Gambie itam jàpp ni bant yooyu bu ñëwul xëy na moom manque à gagner la mais ñun ñi moom bant yi luñ ci bénéficié woo mënoo Sénégal nga aaye mambay mi liggéey ci bant mu dagg bant yi bu ko daggee nga jàpp ko sonal ko mitital ko keneen di ko dagg te mënoo ci dara parce que awoo ko fi nga ko war a jaar parce que ay bant yi nag mënut a nekk ci àll te duñ ko jariñoo dañuy dagg di remplacer waat dañuy dagg di jëmbataat mais loolu day ànd ak benn càmmtéef gu moom la ñuy sàmm àll bi mais trafiquant bi moom du ci xool loolu te bant xaalis la am na ñoo xam ne mus nañu millions ak milliards yi ci nekk dootuñu ko bàyyi te ñi koy jënd itam di ko yóbbu liñ ci am ci bénéfice dafa takku loolu moo tax tey xeex bi dama foog ni dafa am manque de rigueur bu ci am bu njëkk am na fan semaine bi passé ñu doon wax ay waxu niim ñu bëri dañu jàpp ne xëy na niim dafa weex amul njëriñ mais tey li tax ñuy dagg garab yi ci wàllu niim yi ak yooyu ci wàllu dénk ak mattak yu mel ak dafa këriñ ak yu mel noonu mais amul lu ci gën niim bu fekkee suñu suuf nanga na ko mais ñun ñoo koy utal alternative nu ñu mën a jariñoo niim yooyu bu fekkee suñu suuf nangu na filaawo ñu utal ko alternative jëmbat
xam nga maam naxaate baaxul yenn saa yi nga fekk ñiy jëmbat garab jëmbat ay focus maanaam ay xeetu dóobaale tubaab xam nga dóobaale Sénégal sax baax na mais dóobaale tubaab te dóobaale bu weesoo ker gi xëy na ak ñi koy jëfandikoo ci wàllu plante bio faj médecine mais daanaka luy njëriñu garab dóobaale jëmbat junni garab yoo xam ne lépp dóobaale la dóobaale genre focus la garab buy am ay xob la am ay car am ay reen ci kaw ak ci suuf am na ker nag moom ker la mën a may mais à part permis ak xëy na ni muy bokkee ci wàllu environnement bi lan la mën a jëriñ donc même ci côté choix garab yi ñuy jëmbat war nañu ko xool jël àll bi yëpp itam jëmbat ko ay limon garabam ngandul pour mën a am lu mën a protéger nañ delloo si waat comme ni ñu ko defee Kolda jëmbat ay garabu xay ay garabu niim yu mag ak ay garabu guy nga xam ne mën naa dund lu ëpp junni at filaawoo ci boori géej gi mais loolu suñu suuf loolu la nangu boo demee tey ci dëkk tubaab man dem naa benn dëkk France boo xamante ni bii mais am na gott boo xam lépp àll la lépp niim la ma ne waaw man na te niim ak si na fii donc ñoom xam nañu côté boobu foofu lan la leen fa niim di jëriñ nañ ci bàyyi xel mais dëkk boo xam ne amul wax ma ban dëkk moo prévoir ci Sénégal am benn forêt bu ndaw bu weesoo bu mbaaw bi nga xam ñu ngi koy waajee amaatul daanaka te daanaka commune ruraux yëpp am nañu possibilité am réserve bu ñu mën a sàmmee àll boobu mu nekk benn forêt bu ndaw mais loolu bokkul ci suñu pexe et pourtant dëkk yi développé yëpp dañuy fonk forêt foofu naa ngi wax kere New York ni mel ak ay garab noonu la mel ci dëkk yi mag yëpp mais ñun suñu kii bi VDN bi dañuy jékki-jékki am ko fa gagné benn marché sotti fa ay béton def fa garab guy faj ay bëñ ay bu ngeen filière dañ la fay may yu ndaw nebedaay benn kuréel la boo xam ne dafay yëngu ci environnement nee na chaque jour au Sénégal l'équivalent en surface de 300 terrains de football sont déforestés di maanaam bés bu set lu tolloog 300 terrains football dañ ko dagg ci garab te waxuma garab yu mag mais ba ci ay tóor garab yu ndaw loo xamee ni dafa war a mën a indi garab ñu ne Sénégal ci en 60 ans genn wàllu lu jëm ci wàllu forêt wala lu waroon doon forêt ñàkk nañu ko il y a 2000 feux de brousse par an au Sénégal suñu nee feu de brousse mën na doon benn 5 mètres carrés waaye la mu lakk 5 mètres carrés yooyu jëmbatoon nañ fa garab defaloon nañ fa loo xamee ni mën na ëllëg mën a indi garab ça veut dire que c'est une urgence ñu xool lépp lu jëm ci wàllu jëmbat garab pourtant ay programme a ngi fi 100 000 arbres 200 000 arbres ci école yi nañu ko gën a soññu ñaax ci xale yi ñuy jëmbat ay garab mais garab amatul ci école mambay ñun ba ñuy nekk ci école ci jamono mais amoon nga garabu mango nim n'en parlons pas daan nga am xeetu garab bu nekk ci biir école bi léegi daanaka école bi amatul dara lu dul benn garab lay doon wala ñu teg fa benn drapeau li c'est suuf lay doon waaye que ay pot de fleur ñu doxantu ba sa Sédhiou grande coalition gëm sa bopp ñoom nag rafetlu nañu liggéey bi nga xam ne def nañu ko ci législative yi ndax na nee nañu intercoalition Yewwi Wallu bu ñu amee ndam sa Sédhiou Goudomp c'est parce que nag Bougane Gueye Dany liggéey na fa lu am solo ndax nag fukki recommandation yi nga xam ne defoon na ko ngir nag askan wi bañ a voteel Benno Bokk Yaakaar nee nañu nag ñu ngay waajal seen tournée bi nga xam ne weeru octobre lay doon ñu ànd Cheikh Ibrahima Diallo. Dramé mi ñu xamee tam ci Fotifo nekk coordonnateur régional grande coalition gëm sa bopp félicité na askan wi pour seen taxawaay mi tax ba intercoalition Yewwi Wallu gagné ci Sédhiou ak ci Goudomp. Je voudrais au nom du mouvement gëm sa bopp féliciter chaleureusement les populations des départements de Sédhiou, de Goudomp et de Bounkiling. ci félicitation yooyu tam boole nag kii di président Bougane Gueye Dany mi nga xamante ni liggéeyam tax na ba ñii di waa Benno Bokk Yaakaar am défaite ci élection yi lee. Mention spéciale au président Bougane Gueye Dany. Il a brillamment contribué à la défaite du Benno Bokk Yaakaar. ci beneen fànn tam ñaax na député yi di Ayib Daffé ak Nafi Fofana ñu def liggéey bu mucc ayib ci assemblée nationale. suñu député bu ñu demee ci assemblée ñu wax fa jafe-jafe yi nga xamante ni waa Sédhiou ñu ngi koy dund. ci point de presse bu mu doon amal Cheikh Omar Dramé dénoncé na tam lii di chantier yu nga xamante ni ba léegi pare gu ñu. xam ngeen ni président wu Macky Sall ñëwoon na Sédhiou mu jël ay promesses yu bëri def ñu mel ni stade régional li mel ni stade municipal
yu mel ni problème mu électrification rurale bu Pakaaw loolu bu weesoo boo demee quartier Dembaya fii ci commune Sédhiou ak quartier Montagne Rouge jigéen bu ñu wasinee dañuy sonn pour ñu yóbbu leen hôpital ndax tali dara baaxu ci. kii di coordonnateur régional grande coalition Gëm sa bopp si Sédhiou annoncé na tam installation ay cellules lépp ci préparé ñëw si diwaanu Sédhiou kii di président Bougane Gueye Dany mi nga xamante ni ñu ngi koy xaarandi ci weeru octobre 2022. di leen fàttali ne kon intercoalition Yewwi Wàllu tey jii dañuy amal seen janox taskatu xibaar yi 16h la ñu wax sa permanence bu parti démocratique sénégalais fii ci VDN bi Birahim Diadji Touré kon nag su dee soob na borom. waaw rendez-vous bi ëllëg suba lay inshallah rédaction baa ngi lay xaar le député du peuple. tey moom tës moom duñ ko lekkal benn minute. waaw dañ koy teel a démarrer. moo ci gën a baax de. dina ci baax parce que nag tës moom ak El Hadj du ay caaxaan. ak Mantulaay ci Bundoy ak Cheikh Sarr ay ca Mamadou Fafana. waaw man ak lébu bi. waaw man ma nekk fa di fa wax ay gros mots rek. ngeen perloo foofu. ay ca jaajëf waay kon nag ñu jàll ci tàggat yaram ak borom jam siti yax dugaar